jàngeen jëf ci ànd bi ak ñun ITV waxtu xabaaru marax yi li fees bokk na ca dim coow li jeexagul diggante kujje gi ak nguur gi ginnaaw waaye wi askan wi fi mu toll nii coalition wàllu Sénégal ñoom itam dugg nañ ci xeex bi lanu wax mooy Sénégal nañ fexe sàmm démocratie ca mooy may ku ne bu bëggee amal doxu ñaxtu mën nga ko may mu dox joxu ñaxtu wàllu xëy woo ndaje daañu ci ànd ak gëstu mu amul si ci biir xabaar yi doon ci bokk itam lu toll ci juróom benn téeméeri tonnes ak ñaar fukk ak juróom ci ay jëmtukaay yoo xam te ne bi ay produits alimentaires la lu ñu jëfandikoo baaxul la kees na ko ci taay ministère bi dénk wàllum commerce Aminata Assome Diatta daañu ci ñëw ci biir xabaar yi toog tekk ci réew mi lu mën a nekk la benn soxnaa ngi nii Ndeye Astou Gaye lay wuyoo moom mi ngi yëngu ci defar ay fowukaay fii ci réew mi waaye itam di ko def mu méngoog lool suñu dundina suñu aada dañu ci ñëw nam koy doxale ak kii di soxna Aïssatou Kane dañ ci boole pàcc bi ñu jagleel biennale bu Ndakaaru ña nga ca pandaw gam nata xayma def ab bilan lu mënta ñàkk dañu ci ñëw ak gëstu Mouhamadou Dieng li ma fees ni skis faram fàcce gi jàngeen jëf ci ànd bi ak ñun ITV xabaaru marax yi ñu koy tàmbale ci lu soxal mbirum grève bi nga xamante ni bi syndicat yi ëmb wàllum paju gi ak pharmaciens yi ñu koy wax fédération des syndicats de la santé ñoo nar a bank seen loxo tàmbalee ko ëllëg incha allah àllarbam ñetti fan lañu jël ni bank seen loxo ñu ngi génn sàng ci am ndaje mun doon amal ci seen biir lan tënk bokk na ca ni ginnaaw concertation waxtaan gu yaat gu doon amal seen diggante ak nguur gi tam naka noonu waaye ba fii lan doon bëgg sotteegul bokk na ca teg loxo ni ay agent de santé capital ba ca Tivaouane la xewoon ba fukki xale ak benn ñàkk seen bakkan li lépp nekk na wenn say woo xamante ne bi moom la syndicat yi ci wàllum pajo gi ak docteur ak pharmacien yi def wenn taxañ teg ko ci taabalu nguuru Sénégal tax ñu banque loxo tàmbalee ko ëllëg àllarba alxames ak ajuma ñetti fan lay doon mu doon grève générale daañu toppaan incha allah wàllu gurmel ca na mu gën a yaatoo xabaar yi wéy ak leneen soxal li nga xam mu jëm ci mbirum dund gi jàpp leen ni lakkees na ko mu toll ci daanaka juróom benn téeméeri tonnes ak ñaar fukk ak juróom benn téeméeri tonnes ak ñaar fukk ak juróom la ñu lakk muy ay jëmtukaay yoo xamante ne bii ay produits alimentaires la maanaam ay way jëfandiku la waaye baaxul lu mel nag lu ci ëpp ñaare mu nga jógee bitim réew dañ ko doon importé ministre bi ñu dénk wàllu njënd meeg njaay mi nii la tax ñu def ko mooy dañoo bëgg gën a aar askan wi bu seen aw nekkin gën a ñoŋ ñu teewloo ko moom ministre bi soxna Assome Diatta la mu dénk Babacar Seck. agent yi bu ñu nekkee ci terrain bi danañu dem ci marché yi képp kuy jaay waaye tamit ci usines yi di defar produit pour xool ndax produit yu ñuy utiliser ak yi nga xamante ne mu ngi jógee ci seen usines yi méngoo na ak li nga xamante ne moom mooy charte réew mi donc ci liggéey boobu nag la ñu jot a retiré lu toll ak juróom benn téeméer ñaari fukk ak juróomi tonnes produit boo xamante ne kenn waru koo consommer. ci fépp nag lañ ko jëlee soit ci importation bi soit dem nañu ci ay usines fekk fa loo xamante ne waruñu ko utiliser wala ñu dem ci boutique wala marché fekk fa loo xamante ne waruñu ko utiliser di wax ni loolu mu ngi tolloo ci valeur jege na 1 milliard waaye nag loolu du lu njëkk li nga xam ne détruire nañ ko ndax comme amuñu ay magasin yu bari am na ay produits yoo xam buñ ko saisir rek dañ koy détruire sur place. loolu boo xoolee biñ début d'année ba léegi jot nañu détruire lu tolloog 1437 tonnes. donc yooyu boo ko yokkee ak 1 milliard bi nga xamante ne moom la ñu détruire tey dina jege 2 milliards. donc di wax ni service yi ñu ngi ci terrain bi am naa ni bu ñu leen gënee dooleel rek incha allah dinañ gën a mën a nekk présent gën a protéger consommateur bi ndax nag santé. lu bëri mu ngi jóge ci li ngay jëfandikoo kon bu fekkente ne am na ay services yoo xamante ñu ngi ciy yëngu bu ñu leen gënee jàppale incha allah dinañ gën a def seen liggéey. mu doon ministre bi nekk wàllum njënd meeg njaay bi Aminata Assome Diatta xabaar yi wëy ñu wax ci mbirum mbayum tamaate njamba ji jàpp leen fi ñu toll nii daanaka Podor ak la ko wër lu bon mën naa bay juróom-ñeenti téeméeri junni tonnes ci wàllum tamaate njamb lu ñu mel ki fi nekkoon directeur u SAED moo ko daal di becci mu xam le ni foofee la fa yeewoo ca doomu aadama waaye itam suuf sa na mu mel jëmtukaay bu sottee lu ñu mën naa nekk mu jàpp ni kon waggar ko lu mënta ñàkk def ay pexe itam ba Sénégal moom boppam ci wàllum tamaate gi ba kenn du ko jéggaane fenn ñu teewlu kàddoom moom ki nga xam si ma rek moo di sëñ Dem lam ci dénk bu doon njëcc dañu ma doon laaj ndax
lu ñu jotagum am au niveau de la vallée war nañu doy wala war nañu xalaat ne mun na yelloo ak ambition bi nga xam ne ñi am nañu ko pour développement am ci gox boobu dama jàpp ne ci vallée bi tey lu bari am na fa en dehors même bu ñu génnee li nga xam ne ni yàlla moo ñu ko jagleel ci wàllu ndox ci wàllu suuf ci wàllu tamit nit ñi nga xam ne ñi mun nañu ko liggéey mais tey amul benn réew ci yooyu gox mun na wax ne ëpp na Sénégal lu mu am ci wàllu aménagement li Podor di génn mënul doy li vallée bi di génn mun na doy li ñuy béy ci ceeb wàllu ceeb rek toll na ci 80 à 80 000 hectares ci ceeb or ceeb mun nañu ko béy nawet mun nañu ko béy noor 150 000 hectares yi nga xam ne exploité nañu ci ceeb wala lu ko jege rendement yi ñu am tey en moyenne c'est 6 tonnes à l'hectare 6 tonnes à l'hectare pour 150 000 tonnes faites les calculs c'est 800 à 900 000 tonnes bu ñu ko décortiquer avec 65% de riz blanc c'est au moins 600 000 tonnes lu ñuy jéggaane tey c'est autour de 800 000 tonnes donc même bu ñu faju lépp ci saas mun nañuy am yaakaar ne buñ ci defoo tuuti effort benn jéego bu ndaw rek mun nañu am lu ñu bëgg mais nag lu mu laaj bari na est-ce que loolu yëpp yemb na waxuma loolu ci loolu la ñu war a tax. mu doon kàddu ak Mamadou Deme nekkoon directeur SAED ay kàddu am ak bu dal njàcc leneen jëm ci mbirum gàncax ak koom luy tax ba Afrique suqalikum ay ko ci finance islamique jàppale ni kon njiitu réew Sénégal président Macky Sall daal dinay door ab liggéey ay fan ñaari fan la war a doon te jam ñaajom waxtaan la ëngëmloo ay kàngam ku ci ne la xelam nësër ci li tax ba finance islamique mën a suqaliku ci biir Afrique waaye te ñoon caa financé ay infrastructures yoo xamante ne bi day mën a dimbali Afrique sowu jant Sénégal ma nga ca biir ba sunu koom-koom mën a daal di deqi jëm ca kaw daal di suqalikum ñu xuus ànd ci ak Faram-Fàcce Babacar Seck. juróom-ñaareelu ndaje bu boole réew yu bari jëm ci financement islamique ubbi nañ ko ci Diamniadio financement ñu jëmale ko ci projet yu mag ci dëkku Afrique sowu jant di temu at bi dina tax ñu fësal investissement yi nga xam ni ñu ngi koy def ci yenn réew yi. nit ñi dañ foog dama bëgg tali waaye tali dafa yor réew bu yorul tali du mën a dem foog dem bi ak dëkk bi yomb foog marchandise yi mën di génn. fokk ñuy béy mën a génne seen mbéy mu jëm ci ñi nga xam ne ñoo koy soxla loolu nag bu ay yoon amul yoon yi nag catégorie yu bëri la yoon yu ndaw ndawaan yi li ñuy wax des chantiers nga xam ne yoonu saret léegi yoonu welo ba ci yoon yi rang-rang Sénégal yàggoon na xam ay rang-rang di rang-rang yi rek di dem jóge ci yoonu rang-rang jël yoonu tali ay tali yoo xam ne tam yu santoon njaay lañu alors ba ci tali yu mag yi ba ci autoroute yi. forumu Dakar bi dina gën a fësal njariñ bi financement islamique am. te xam nga ne finance islamique mooy mook finance bi am ñoo bokk ay jubluwaay ndax faj soxlay nit ñi waaye ni ñu koy defee dafay dëppoo charia nga xam ne moo gën ci doomu aadama yi di woon président de la république engagement bi nga xam ne am na ko ci jàppale industrie boobu ba mu taxaw. jaarale ko ci ministre de l'économie ministre des finances et du budget te teewaayam ci forum bi bu yebaloon monsieur le ministre des finances mu doy sëkk mais engagement bi mu ñëw wane ne Sénégal dañ ko bëgg a positionné ci finance islamique boobu ne capitale finance islamique ci Afrique de l'Ouest bu ko defee moo tax mu mën a dox charia boobu yooyu nag ci kër yi diine lañ ko mën a jëlee yoo xam ne jàng nañ alxuraan jàng diine ba mu am doole. diiru ñaari fan ci ay ndaje weccoo ak xaatim déggoo diggante public bi ak privé bi dina nekk li gën a fës ci juróom-ñaareelu édition forum international sur la finance islamique. loolu lépp ngir mu dox ñu am ci tànki koom-koom Afrique mën a suqali ko day fekk ñu am ay ingénieurs yu xarañ borom xam-xam yoo xam ñaare fu leen fëgg ñu mën caa wuy si lu mel moo tax école centrale polytechnique doon waxtaane wàllu guddi mel ëllëgu ñu may formé ni ay ingénieurs lan bëgg nag mooy ñu am diplôme boo xam day ngarale doon double diplôme maanaam bu amee benn ci Sénégal am ko itam fi nga xam mooy ca France lu ni mel waxtaan nañ ko fu ñu war a mën a jaax ba loolu sotti waaye itam seenu ko ëllëg ñu war a mën a jexiñ Afrique waaye itam jexiñ àdduna ndaje ma ñu xuus ànd ci ak Emmanuel Gaspard Ndione. école bii di centrale polytechnique d'ingénieurs li leen soxal mooy nu seen étudiant di amee ñaari diplôme fii ci Sénégal ak ca Paris ci loolu le la école bii di tàggatee seeni ay étudiants. journée bi tey mooy lan dañu bëggoon présenter suñu école parce que école bi ñu ko créé 2018 2019. nag tey journée bi lan la woon dañuy
dañoo renforcer le partenariat léegi possibilité pour élèves yi am diplôme fii ak France mais kooku c'est pour ñu nekk cycle ingénieur waaw xam nga cycle c'est sur 3 ans da ngay def 2 ans fii par exemple léegi damay am licence mathématique wala xaw ma lan scientifique j'ai fait 2 ans ici après dama def 2 ans en France mais 2 ans en France yi parce que suñu normalement 3 ans la war a def bu defee 2 ans première année bu muy def bu dee en France année boobu muy def on va considérer comme la 3e année ba pare voilà mu am diplôme fii ba pare def foofu ñaari at am diplôme foofu. coofeel bi mu yàgg am ci xarale yu bees yi tax na ba kii di njiitu mbooleem étudiant yi fay jàngee intégré bi la école te di xamal képp kuy étudiant mu gën a farlu ci métier wu xarale yu bees yi ndax importance bi mu am ci àdduna bi. école bi daal mën naa ne dama dugg seen benn site ma gis ko ñoom daa am benn école bu ñuy liggéey bu nekk France ma topp nag ci école boobu après école boobu nanguwuma jël parce que anglais laa doon jàngee ñu ne ma foog ma ñëw ci école bi def fi benn 2 ans pour mën a dem ci école boobu loolu moo tax ma ñëw ci école bi quoi. man étudiant la en cycle ingénieur dugg naa déjà ci projet yi maa ngi defar ay projet SA yoo xamante ni maa ngi ci liggéey ak ñoo xamante ni sax ñoo bopp niveau quoi mais maa ngi ci parce que damaa topp sama xol quoi damaa bëgg affaire de informatique dugg ak génn lijjanti bricolage yooyu moo dama dugg ci quoi. lépp dañ koy programmer da ngay toog sax fi nga toog yónni benn robot moo dem indil la ndox ñoo jox la. tey jii xarale yu bees yi place bi mu am ci réew mi kenn dootu ko naatable ndax léegi lépp dañu ko digitaliser ba tax na école bi di ECPI intéressé wu ci yooyu les métiers waral tey ñu organiser bi les journées. jaajëf Emmanuel Gaspard Ndione jóge ci mbirum technicien ak ingénieur yi dugg ci mbirum politique Sénégal coow li ba léegi yéexagul jàppale ni coalition wàllu Sénégal dugg nañ ci coow li ñoom dañoo xëy wooteem ndaje lañu wax mooy nañu gën a dellu si waat démocratie ci biir Sénégal état de droit it naka noonu ñi nuy jàpp ci manifestation nañu leen bàyyi nam gën a gaay waaye itam ne ñu waruñoo ay kenn manifestation ci Sénégal gi ci itam lii bu dee wéy dem élection moom mënta nekk faram-fàcceeg Mouhamadou Sy. élection législative yi mënuñu leen amal ci anam yu mel nii loole nag di xalaatu ñi nga xam ni ñoo bokk ci coalition wàllu Sénégal moo waral ñuy sàkku ci njiitum réew mi mu daal di wax ak conseil constitutionnel ngir ñu mën a amal ay élection yi nga xam ni ñëpp ciy bokk. mënuñu dem élection ci conditions yi ndaxte dafa am liste yoo xam ni amul équilibre amul. moom njiitu réew mi la jël ay responsabilités am demander conseil constitutionnel pour ñu rectifier ñu delluwaat à la case de départ ñi nga xam ni aussi dàqoon nañ seeni liste ci wàllu parrainage yooyu yëpp ñu indi ko xoolaat ko bu ko defee ñëpp demandoo bu ko defee jàmm ñëwaat ci Sénégal. coalition wàllu Sénégal jàpp ni ñu ngi salfaañe li nga xam ni moo di démocratie ñu ngi sàkku ñu daal di delloo si waat lii di état de droit. ku taxaw rek yaa ngi gis ni Sénégal a ngi tàmbalee am ay gàkk-gàkk yooyu li koy indi mooy ñi ngi nërmeelal ñi ngi daaneel la démocratie au Sénégal. wàllu Sénégal di ñaawlu itam lu ministère de la pêche dàqee kenn ci seen membre ñuy sàkku ñu daal di koy delluwaat ci postam. La première conférence de presse que nous avons eu à faire. ginnaaw bi ñu njëkkoon def conférence de presse ak waa Yewwi Askan Wi président docteur Diagne nekk kilifa ci ministère bi yor wàllum napp gi moo ngi fa woon ci lañ ko gisee bi mu retourné ci bureau ñu laaj ko ab demande d'explication ñu teg ci ay fan ñu daal di ko dàkk ci liggéeyam ñuy ñaan pour ñu mën koo delloowaat ci boobu la liggéey ci li mu gën a gaawe. Et nous demandons son rétablissement dans son poste. ñu bokk ci coalition wàllu Sénégal wéy di xalaat ni mën nañu soppi ab nguur jaarle ko ci élection ñu ngi wéy nag di sàkku ñu daal di bàyyi ñi nga xam ni ñoom la ñu tegoon loxo ci manifestation yi di woo acteurs politiques yi gannaaw élection législative yi ñu daal di amal ay concertation. jaajëf Mouhamadou Sy bu fekkente ni waa wàllu Sénégal ñi ngi sàkk ñu bàyyi ñun jàppoon Sénégal yi ñoom itam seen kàddu jib na ci wàllu gurimel ginnaaw manifestation yi bari ki démb bi ñun jàpp bokk na ci ñoom leen ci ay kàngam ci opposition bi daal leen di li nga xam mooy kon mandat de dépôt leen procureur daal di yóbbu ginnaaw bañ jàkkaarloo ak moom lu mu ci mën di doon tax na ñenn ci ay Sénégal yi seen kàddu jib jëm ci wàll gi ñee jàpp ni lu jaadu la ñu war leen di teg loxo ñee tam jàpp ni xëy na jaay doole moo tàmbalee am ndax Sénégal ak démocratie war na romb fi gëstu mam seen bu baabu Massamba technicien biile moo ngi xam ne ni farul ci benn politicien
waaye nag arrestation yii lee moo ngi koy ñaawlu. arrestation yi kenn àndu si na bàyyi nit ñi manifesté wu na bàyyi nit ñi li nekk seen xol ñu génne ko parce que nit ki tant que li nekk si xolam génne ko fu mu koy génnee du doon li gën. man daal li may ñaan yàlla Macky Sall problème bi si moom la dépendre ñu libéré ñëpp dem élection yi nga xam ne moom lépp jaxasoo mu pousse élection yi ba jusqu'à nouvel ordre. ay station service yu ñu yàkkate ay oto yu ñu toj Mountaga am na yum ci gis bu ñu sukkandikoo ci moom loi bi dañ ko war a appliquer. waaw loolu ànd naa ci parce que boo xasee ba jiital ñi jiital dañ leen fi teg carte moo leen fi teg donc buñ leen fiy jëlee aussi nañu xaar carte yi bu ñëwee ñi def ko donc buñ la teree nga def tamit yoon dal sa kaw rek loolu moo fi nekk. façon bi ñuy manifester du lu jaar yoon du lu rafet parce que léegi gis nañ affaire yi dafa am changement trop li ci rax moo ëpp yàqkat yee ëpp. génn fësal li la nakar yi nekk ab droit waaye tamit yoon bi dañ ko war a respecter gisin yi doonul benn ginnaaw ba takk der yi tegee loxo ci lu tolloog 200 personnes ci manifestation ajuma bi mujj. jaajëf maam seen bu baabu xabaar yi wéy waaye naa maax noonu leen ko waxee ñoom itam jàpp nañ ni démocratie Sénégal fa mu toll waruñoo ay manifestation waaye itam bëgg na élection tegul ci yoon warut am xej ak seen ñee bokkuñu ñoom itam dañoo xëy woote am ndaje Amadou Bari ma nga ca woon waaye cat Y'en a marre moom daa di porox ndool ci wàllu gune mel di xam le ni ñi jàpp ni xëy na Y'en a marre dafa dee Y'en a marre déewul donte ay kàngam génn nañ ci ñoom def politique waaye ba tey Y'en a marre mi ngi dund cat ma ngay faram fàcce ak Amadou Bari. L'appréciation du public, qu'est-ce qui est devenu Y'en a marre? Le fait qu'il y ait de départ. Oui, c'est askan wi rek moo ñu mën a àtte jamono ji gis-gis bi nga xam ne am na ñu bëri jóge ci mouvement Y'en a marre day wane ne mouvement bi bu ngi am doole ba léegi génn na si ñun aw nekkoon koo xamante ni bi amoon na solo lool ci mouvement bi di Fadel Barro yaakaar naa loolu dafa nekk loo xamante ni bi day firnde rek ne dañoo yaakaar sax ne li nga xam ne doon na ko doxee fii ci biir Y'en a marre mu yóbbu ko ci biir politique bi te dina nekk loo xamante ni bi dina amal njariñ réewum Sénégal jamono ji nag gis nañu li nga xam ne moo am ci wàllum yoon ak yoonal diggante Kilifeu ak Simon li nga xam ne moom la ñuy sàkku moo dañu àtte leen nu mu gën a gaawee ndax ñu mën a dellusiwaat ci suñu biir la ñu jàppoon la ñu jàpp ba léegi dañ leen a singal yi te mbirum politique la loolee nag yaakaar naa dañ koy daal di ñaawlu fukki at ak ñaar du fukki fan ak ñaar. 12 ans de lutte mon frère 12 ans de lutte. kàddu yi caat bi Y'en a marre Cheikh Sall moo ko tënk ci wàllu xabaar yi wéy yàgg nañ ci mbirum sport Sadio Mané jàppale ni kon international sénégalais bi yàgg na ca fi nga xamoo di Bayern jot na def testam bu njëkk xool yaram wi ak docteur yi nga xam ñooy saytu boobu lépp club di Bayern googule kon léegi nag moom sénégalais bi léegi allemand lay làkk ginnaaw ba mu doon làkk anglais fële ci Liverpool lu di mel kon Sadio Mané dañ ko daal di teeru gam sol fàttali waa ñu jóge na ci Liverpool moom Sadio Mané moomee transfert bi nag daanaka koom-koom gi sakkan na naam waaye ñu bari jàpp ni moom naa gën a ak sakkan waaye lu ñu ci mën di doon Sadio moom day topp carrière am ñi itam di ña ko doon tàggat fii nga xam moo ci Sénégal ba saa yu jógee fa nekk international am nan tuuti aslëf ci wàllum koom lu war a dugg ci seen jiba lu ni mel nag transfert moo ko sooke jàppale ñu daañu topp incha allah wàllu gu ni mel Sadio Mané ak Bayern ndax mbégte lay yóbbu ca équipe ba ginnaaw bi nga xamante ni bi dañ ko doon topp boobaak léegi ba juboo am seen diggante daañu ko topp incha allah ak Desk Sport bu groupe E-Media. yàgg nañ ci réussir muy toog tekki ci réew mi tey jii soxna Aïssatou ma ngay wax seeti Aïssatou Kane ma nga seeti benn soxna bu ñuy wax Ndeye Astou Gaye moom ma ngay yëngu di napp na bi daan dooleem ma ngay defar ay doomu tubaab déedéet sax nan wax ay doomu nit ku ñuul lay defar ndax la muy defar di ay poupée fawukaay da ko màndargal sunu dundiin muy ay doomu Afrique dëgg naka la koy defee naka lay dundee ak moom donte xëy na ay na lu wàññi ko ci ay cëram taxul mu dund ko ci wàllu guddi mel ñu ànd ak soxna Aïssatou Kane. soxna si di wuyoo Ndeye Astou Gaye daa xarañ si defarum fawukaayu ndaw yi si façon lu mu nekk la lañu defaree loxoom ci kaw ba ci suuf dara la bàyyiwul si jumtuwaay bu muy faral di utiliser ci jox jëm jaar ci solin bi kanam gi sax bàyyiwu ko doon ab way laagu ginnaaw njuumte ab docteur bi ko doon faj
terewul muy daan dooleem saa su ne. bi sentiruma ko ma handicapé sentiruma ko macha allah ndax ba ma juddoo gis ko si man ba ma waree dugg école laa si buri ñu piki sama yaay yóbbu ma hôpital ñu pikiir bi raté. mais après si la ma sama yaay dugal ci centre handicapé bi nekkoon Ricis ma fa doon jàng ñaw ak ràbb mais xam nga rek après mujj continuer mais bañ demee fee Front de Terre après si lañ ma proposé na yow mënoo defar poupée ma ne ankay bëgg naa ko affaire bi mu neex ma daal intéressé ma si laa ci nekk nag ba tey mais maa ngi ràbb tam damay ràbb dem ay Sandaga damay ànd sama borom kër si vélo bi laay yéeg moo may yóbbu ci vélo bi taxaw xaar ma dugg génn jënd yi ma war a jënd parce que dama ko naan pour ma dem dugg oto damay dugg rapide damay dugg tata damay dugg rapide sama handicapé tereewu ma dugg rapide ak tata. léegi mu mot ñaar fukki at ak ñaar ba soxna si di yëngu si defarum poupée africaine waaye tey jumtukaay yu mu koy defaree cher loolu. soor na bu baax sax bu njëkk ba câble bii ñu ngi ko doon jëndee 7500 mais léegi dem na ba ay 30 et quelque moom lay jar fer bii ñu ngi ko doon jëndee ñaata 2500 mais léegi 6000 boo ko amul boo ko deful doo ko am fer bii rek. pour ñu jaay la rouleau fii 1000 francs la si dañ koy jaayee bii léegi 30 000 la dem même temps nga dem Dakar bëgg jënd lii 1000 francs la doon jar léegi ñu ngi koy jaay 2500 wëñ bii rek ci tissu dama koy jënd damay dem jënd tissu mètre damay laajte mètre ñaata ñun 1000 francs wala 1500 ma xool qualité bi bu ma intéressé ma jënd bu ma intéressé wu ma bàyyi seet leneen. ak coono yu muy daj ci waar wi yëpp jafe na ci moom mu génn ci ba mën see gis boppam. gisaguma sama bopp nag gisaguma ci sama bopp ndax ki may yóbbu dama ko naan xaaral ma jënd essence ñu ànd gisaguma ci sama bopp li may defar nii yëpp des fois damay defar nii gis sama benn xarit bu ñëw waxtaan dem ak doomam ma daal di yëkkati benn poupée may ko parce que da nga ko fay teg rek doo xam nu muy demee. ay lii 10 000 lii 5 000 lii 3 000. lii 2000 loolu kay seeru mais ñoom ñoo xamul valeur artisanat boo xamante ne day liggéeyu loxoom lii tubaab bi ñoo xam seen valeur. wut naa place ba sonn dem naa village mais amul dem naa Sandaga tam wax leen proposé pour teg fa benn table bu ndaw mais xam nga jaaykat ak morom ma rek ñu ne soxna fii dafa xat ñun ñi sax li ñu am ni sa bëriwul xam nga nee marché Kermesse sa dem naa fa pour toog ci bunt ba di fa jaay mais nañ. yenn saay mu doyal sëkk ci liggéeyam bi waaye jomam faydaam ak ndimbalu doomam yi tax xàddiwul. nee naa sama doom bi damaa bëgg nga dugal ma ci bu ko defee ma xam nit ñi xam sama li may liggéey bu ko defee buñ ko xamee waaw mu ne ma yaay da ngay defar lu bëri bu ci nekk ak façon boo ko defaree pare. man dinaa la dugal ci internet bi nga kii nga wane sa bopp mën a ko waa dem naa village am naa carte artisanat mu ñëw naa dem fële Apex ma wut fa moom lañ ma laaj registre de commerce am na benn waay bu nekk village ne dem boo amee yooyu man bu ma amee foire dinaa la mën a yóbbaale nga dem mais xam nga yooyu xaalis sa laaj boo jaay doo ko mën a jënd maa ngi koy lijjanti nag mais sotteegul. Ndeye Astou Gueye bu sañoon nguur gi jàppale leen. ku mu mën a jàppale ci place ku mu mën a jàppale ci financement ma jënd samay matériel rek samay bagage yooyu yëpp dama koy soxla. naa dem tam ci exposition yi nga xamante ne invitation internationale su ma ci amee tamit yooyu dina ma gënal parce que man dama yor njaboot dëkk dama sëy na sama borom kër yi dama si waaye fu ma dëkk tam dafa sori 3e étage laa dëkk fi mu ne ni bu ma wàccee ni suba bala ma yéegaat guddi ma amee nag ku ma jàppale ci yooyu ma jàppale sama njaboot ndax ñoom rek ñoo tax may defar lii bu doon man kese la bàyyi naa ko bu yàgg mais boo yoree njaboot xam nga doo mën a toog te tàllaloo sa loxo dem di yalwaan faaw nga am ci loo jàpp. moom mii Ndeye Astou Gueye ñi jigéen yu bëri ku gëm liggéey la xeebul dara jaay na ndekki ci benn centre handicapé Médina léegi mi ngi wëyal yoonam ci defarum poupée yi mu doon am yaakaar ni lu muy defar dina weesu doomu tubaab yi.
ginnaaw ba nga gërëmee Aïssatou Kane ak soxna Ndeye Astou Guèye ma nuy fàttali jamonoy quinzaine nationale de la femme xabaar yi wéy ak fenêtre biennale yàgg nañ ca pàcc bu ñu ko jagleel Mamadou Dieng tey ma nga demoon seeti exposition fekk na fa historien bi nga xamoo di Abdourahmane Gaïdé ma ngay wone boppam ca la muy becci waaye itam di wone leneen loo xam talaam la itam ñu xuus ca daanaka jeexintal ba ak pavillon Sénégal reportage. li njëkk Abdourahmane Gaïdé daal di boolok Daouda Ndiaye ak Momar Seck ngir samp installation bi ñu tuddee samp lii di pàcc bu am solo ci ndëpp ak cosaanu lebbu samp di exposition boo xam ne moom historien bi mu ngi caa indi contribution. ay mu jóg ñu àndandoo affaire bu rëy la pour man puisque suñu waxee ay rek jóg na puisque ànd nañu et loolu lañu soxla ci àdduna bi donc samp daal affaire bu rëy la peut-être ce n'est pas la fin en réalité pour moi samp daal du fin mais c'est le début de l'espoir puisque le processus bi egg na lu des li mooy def affaire yi pour xam ni suba dañuy tàmbali dañuy continuer yoon bi pour dem fu njëm. fu soriwul samp Abdourahmane Gaïdé daal di amal beneen exposition bi la yoon moom kenn lii boo xoolee sax muy nuroog désordre waaye mu di bant yoo xam ne daf ko yatt daal di sànni bu ne am lu muy firi. jouer mu ngi fi architecture mu ngi fi broderie mu ngi fi amul lu mënul nekk c'est-à-dire lu nekk ñun ñooy jël décision lii la ñun ñooy toog jël décision wax lii la exemple lii léegi kuy liir dëggantaan arab dina wax Allah soo defee ni mu mel na animal donc c'est-à-dire que ñun lu ñuy yaakaar ni tubaab yi ay lu ñuy def li yëfu magicien la mais en réalité yëfu xel la su ma amee temps bëgg naa ko expliquer dëggantaan pour ñu xam ni du fo parce que mag lu fo 60 ans laa am awma temps di fo. historien bi daal di jëfandikoo bougainvillier mu di bant boo xam ne mu ngi cosaanoo Brésil daal di ñëw Afrique ci jamonoy colonisation ngir taaral dëkkuwaayu ñi doon noot bougainvillier di bant boo xam ne daf koy jëfandikoo ngir expliquer nit ak ni mu woyofee. fragile mooy lu gaaw a damm xam nga lii soo ko tegee rek soo ko laalee tuuti dafa gaaw a damm mais soo ko tegee nu mu mel lépp dina am équilibre taxaw nit noonu la mel. nit moo gën a oyof fii ci àdduna mais su tax mun naa taxaw léegi ma taxaw mais mun na daanu ci saas bi moo tax gis nga luy lang li lu tax ma def ko pour wane ni ku nekk dafa fragile mais suñu ni àndee mun nañ nekk dara. Abdourahmane Gaïdé ne du artiste waaye moom mi historien la mu di xeltukat boo xam ne dafay indi ay contribution ci liggéey bi artistes yi di def bougainvillier bi mu ne mën na ci jaarale sax ay njàngaleem. Mouhamadou Dieng jot nga waxtaan ak Massamba Mbaye moom mooy président commission bi nga xam doon saytu pavillon Sénégal def na bilan natt tey biennale bi fan la toll bu fii tey pavillon Sénégal ñu teewlu ko. waaw bilan bi mu ciy tiré mooy kontaan lool ci li nga xam ne jot nañ ko def lu tax parce que man dama xalaatoon ne mun nañu jàpp ne Sénégal taxanu matt la. te taxan boobu noonu dafa am ay matt yu sew yu gudd ay matt yoo xam ne dañu ñuul yeneen yi xaw a leer ak yu demee noonu et que Sénégal c'est important que taxan boobu noonu ñu mënu koo yeew et que ñëpp mun a àndandoo parce que bariwuñu et am na solo que Sénégalais yi fàttaliku li nga xam ne moom moo tax ñu mun a nekk ensemble pour projeter wu parce que défi yi nga xam ne moom la ñu monde bi di xaaree géopolitique sous-régional beeg yooyu loolu yëpp dafa war a def ne ñu mun a xoolandoo ci benn direction même si xalaat yëpp mun na bañ a méngoo ñi ñëpp mun nañu bañ a d'accord ci ay mbir mais ñëpp d'accord ci li nga xam ne moom mooy jëmloo Sénégal kanam loolu la artistes yi wane parce que d'accord nañ liggéey ak man ci li nga xam ne moom laa rëdd et li ñu wane muy Sénégal ak feneen yëpp kontaan nañ ci li ñu wane et donc loolu mooy montrer ne que ne en fait am na loo xam ne rëdd nañ ko et que li ñu rëdd amaan na ne dina des ci xelu nit ñi.
jangeen jëf ci ànd bi ak ñun ITV li mu tëj xabaaru marax yi ñu bàyyi nag bloc d'information bi total ak Cheikh Hassana Fall ak ganam 19h45 xabaar ci français Khalifa Diakhaté lu ko mooy ngir way ànd ak suñuy programme jangeen jëf